j'étais porte-parole des étudiants du Sénégal suñu jataay boobu du ko fàtte. président Wade avant muy nekk président li mu doon nekk sama nit bi mu nekkee président pendant 12 ans benn yoon la ñu toog te c'était pour défendre les intérêts du Sénégal man maa ko sàkk. ñaar ma fa yóbbu woon ñaar ne ko bul yokk mandat député yi ñaareel bi Idriss Seck mi nekk ci kaso bi ñëpp jàpp nañ ko sama doon waaye génne le 5 septembre. waaw c'était le 3 septembre 2005 mu gis ne li ma ko wax yëpp amul dara sama bopp mu ne ma lu waral ngay dox lii ma ne ko président gis nga fi nga toog mu ne ma ne ko yàlla bis dina dogal ma toog fi kon lu ngeen yàq tey yàqaale ngeen ma ko ma ñëw di jiital si mu ne ma loolu foo ko teg ma ne ko wolof nee na ku ñeme dañ laa déy mu ne ma ku la déy ma ne ko ki ma déy dafa ni ma baatin ak butita yem ne ci biir rek kay tax mu jariñ kon du ma la ko wax. ku dem lire livre am bi mu tuddee une vie pour l'Afrique président Wade bind na ko ci. kon nit mën naa jóg dem toog ak kilifa te fayda rek yóbbu ko. président Macky Sall balaa muy nekk président sama xarit la woon soxnaam nekkoon sama jigéen mais entre les deux tours de la présidentielle ba mu waree toog man rek maa taxaw exprimer des réserves kon su ma demee ba jëmmi jamono ñu dénk ma Thiès bëri ay tol bëri ay jafe-jafe saa yu ma waree jóg seete ko dinaa jóg seete. yaakaar naa ni kii fi teewal état bi muy wax ci cadre boobu lay wax ba ñu demee Thiès am ay problème budget ma dem wax ko ci la ñu jóg ne am na fonds spécial bu ñu war a jàppale dëkk yu bëri du woon Thiès kese de mais man su may rendre compte pour Thiès lay rendre compte bu ñeneen ñi rendre compte sama yoon newul ci loolu waaye du Thiès rek lañ ne dañ koy jox am na yeneen dëkk yoo xam ne fonds boobu bénéficier nañ ci lu jaar ci yoon nag. man ma ñëw comme ni ma leen di rendre compte lu ma def ci 6 mois yi damay ñëw rendre leen compte su ma leen doxaloon ci diggante bi ci barab danaa leen ko wax ma ni leen ñun day dig nañ ñu 500 millions bëri na ñu ma dégg ñu ne man lañ ko jox xanaa suñ ma ko joxoon du ma toog yenn saa yi di am ay boru loyer xanaa suñ ma ko joxoon du ma toog yenn saa yi di am problème facture du leen suñ ma ko joxoon yenn saa yi du ma dem sama oto di am di rouge nit day maandu te jullit du seedee lu ko wóor c'est ça la vérité bi ñu demee ba fin juillet avance nañu Thiès genn wàllu bi 250 millions du ma leen ko jox recevoir lañ ko ñoom ñu war leen ñoom dañ leen di yoreel bor parce que état bu début d'année amee te xaalis amul pour fay salaire ak pour def yeneen yi mënut a ñàkk état da lay avance ñu yoreel trésor public 140 millions xam nga kon buñ ko jëlee ci 250 yi la ca des du bëri man ma ñaan recevoir ne leen jël leen 60 bàyyeen luñ deeñu li ci des bu moitié beneen bi ñëwee ngeen mottali maa ngi sàkku yéen beneen moitié bi ñëw bu ko defee jigéen ñi lañ leen digoon mu mën a àgg ci ñëw. li ci des mooy xam nga dëkk bi bëri na loo xam ne nit ñi wax nañ ko nit ñi bëgg nañ ko nit ñi mébét nañ ko nit ñi laajte nañ ko mais lu ëpp ci loolu fekk na tënk nañ ko ba noppi ci li ñuy tuddee le plan de développement de la ville. mu am 75 projets dans les différents domaines yoo xam ne bis bu ñu ko jëfee ku ne da nga ci gis sa bopp bu soobee yàlla ndax wàll yépp lañu ndar képp dañ koo liggéey lu tolloog ñaari at associé ñëpp
associer communes yi associer les services déconcentrés de l'État associer l'université associer les associations associer képp koo xam ne xalaat nañu ne sa xam-xam màcc na jëm ca loola délégué de quartier yi yépp la ñu associé bi ñu demee ba plan de développement bi pare ñu war a tànn li ñuy tuddee un programme d'investissement prioritaire maanaam 2017 2022 li ci gën a jàpp ne moo gën a jàmp tëjuwuñ ci suñu bureau tànn ko dañoo dajale nit ñi ne leen na kenn ku ci nekk seet juróomi projet yi mu jàpp ne moom moo gën a farataw pour moom ñu ne juróomi projet yi benn bu nekk nga jox ko benn coefficient bi gën a farataw pour yow nga jox ko 10 bi ci topp 8 bi ci topp 6 bi ci topp 4 bi ci topp 2 ñu dugal ko ci logiciel bi ñëpp defee 5 ci la ñu génnee benn programme d'investissement prioritaire boo xam ne 75 projets la pour un montant de 78 milliards 725 millions. am na ñu tudd ay marché am na ñu tudd ay tali am na ñu tudd yeneen ak yeneen yoo xam ne mais war na dimbale doomu aadama yi ci domaine yépp y compris même mettre en place un dispositif boo xam ne dinañu permettre ñu régler définitivement yi fu mbalit loolu yépp c'est dans le cadre du plan. présenté woon nañ ko population yi au mois de février mais bañ ko présenté c'était pour am gis-gisu nit ñi ci plan bi bu ko defee suñ ko finaliser doog a ñëw ci conseil bi nag tegal leen ko ndax ñoom ñoo ko war a valider am naa yaakaar ne dañ ko valider parce que amul lu ci nekk loo xam ne am na commune bu ci participé wul wala doomu Thiès bu ci participé wul te amul lu ci nekk loo xam ne du njariñu waa Thiès yëpp kon bu ci yàlla àndee fas naa yéene en rapport avec le bureau ñu convoqué un conseil pour le 19 novembre s'il plaît à Dieu bu ko defee mu situé wu ci diggante màggal ak gàmmu bu boobaa bokk na ca su ko bureau validé la ñu war a waxtaane mooy le plan de développement de la ville muy question yi leen yitteel yu ci bëri xool naa ko soo gisee nekk ma di ko topp par benn benn parce que yi ci ëpp dama gis ne réglé nañ ko foofu ba noppi nga ñëw ci lan am na lu étudiants yi wax ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci Jakarta yi wax ko mu doon loo xam ne nee na ñi ville bi di jógee di defi effort di sonn ci ay association moo xam ASC la wala beneen xeetu association di yëkkati xaalisu Ceesuwaay di leen ko jox ñun nañu sàkku ci ñoom itam ñu wëlbatiku di defal Ceesuwaay ànd naa ci te dama leen koy wax ndax ñun boo gisee ba ñuy def altine Thiès ñu tàmbalee buntu mairie benn raison rek moo ko waral dañ ne bay sa wewu tànk li ci bëgg mooy dem ba association yi ASC yi ak ñëpp kenn ku ci nekk wutal sa bisu bopp même bu la altine arrangé wul nga wut sa bisu bopp di def sa koñ parce que suuf bi mi ngi si tali bi bu suuf bi bëree ci tali bi oto yi ci digg tali bi la ñuy daw daje fa loolu day indi ay accident kon récupérer waat tali bi lu ci waay mën a def ba keroog ñuy am moyens yu doy am engins yu doy yoo xam ne dinañ ko mën a utiliser pour di teg ci yoon un service bu mat sëkk mate ku sëkk pour di set setal dëkk bi en attendant ku ci mën a dugal sa loxo nga dugal ci sa loxo nee naa leen sama ambition c'est d'aller vers la mise en place d'une unité de traitement et de valorisation des déchets sama ambition c'est dem ba dépasser ay décharges parce que décharge yi comme nous parlons d'environnement baaxul mais léeg-léeg nga dégg kenn ne tëj leen décharge man dama ko mën tëj décharge bi Fandène la nekk déjà mais beneen bi mooy boo ko tëjee te amul leen lu ngay def foo ñu def mbari bi ci diggante bi lu mu metti metti foofu lañ ko mën a defali mais fexe ñi ci war a jàpp ñëpp jàpp ci pour ñu accélérer processus de mise en place de cette unité de vraiment traitement et de valorisation des déchets bu boobaa ñu déclencher une opération une maison deux poubelles su ñu demee ba kër gu nekk am ñaari poubelle nga xam ne benn bi lépp lu ñu war a mën a recycler da ciy dem beneen bi yeneen yi dem ci bu boobaa nit ñi organiser tout le processus de ramassage ba nga xam ne buñ ko waree traité ko et que dinañu éviter
lépp loo xamante ni mën na contaminer nappe phréatique bi wala mu yàq indi yeneen yàq-yàq ci environnement ñëpp xam nañ ne Thiès dafa jege aéroport bi ñëpp xam nañ ne bu mbalit bëree ah da ngay gis oiseaux yi di ñëw picc yi bëri te bu boobaa mën na nekk un danger pour les avions kon il est urgent que état bi appuie ñu ci wàllu woowu pour que ñu lijjanti lépp loo xam ne jël na ci wàllu gestion des déchets kon association yi maa ngi leen di lancer appel li am ba am mooy nit ñi foncier bi daf leen soxal dañ siy wax lu bëri sama waxu démb mooy sama waxu tey ci wàllu woowu yëf yi nit ñee ko maire moomu ko gouverneur moomu ko préfet moomu ko président de la République moomu ko ab ministre moomu ko ab député moomu ko ab conseiller moomu ko ab délégué de quartier moomu ko ab imam moomu ko nit ñee ko moom te sax yàlla ko moom da leen ko dénk te bu ma leen nit ñee ko moom c'est pas forcément ñi fi nekk di dund souvent ma ni leen suuf si ñuy dox ak di fi nekk doon wuñ ko suñu maam dañ koo àbbe ci suñuy sët ndax loo doon moom ko waaye loo àbb war koo toppatoo ba war koo delloo ci anam yi mu gën a rafete ndax ñi fi jiitu am na noo xam ne buñ ko defoon duñ ko fi fekk ba di fi dund kon war nañoo bàyyi xel ñiy ñëw bàyyi leen xel ci côté environnement bi mais bàyyi leen xel aussi ci wàllu ni ñu koy organiser bàyyi leen xel ci anam yoo xam ne ñoom bu ñu diggee du ñu jéggi kon jaadu na règle yi nga xam ne suñ ko defee ñi ko moom rek a ciy jot benn bi mooy ñi ko dëkkee personne n'a le droit ñëw jël suuf si di ko foqati ci ñi nga xam ne depuis seeni maam ñoom ñoo ci nekkoon. il est vrai que même bu dee ñoom ñoo moomoon suuf boobu du ñoom ñoo defar tali bu fa yóbbu nit ñi du ñoom ñooy investir pour ndox àgg fa du ñoom ñooy investir pour courant àgg fa kon société bi am na loolu ci am sañ-sañ. c'est dans le cadre de cette vision des choses que lay am nit ñi ku nekk toog état am cër maire yi ànd ak population am cër ñu teg ko ci yoon ba population yi nga xam ne ñoo fa dëkkoon gis ci seen bopp. mais yeneen population yi nga xam ne dëkkeewuñu foofu waaye am nañu soxla bërëb bu ñu mën a dëkkee ñu mën leen caa boole. maintenant nag comme man maa war a présider commission d'attribution te bu ñuy def loolu ku amul demande ak lu même bu amoon 80 000 kër doo am man moo taxoon ma ne leen na ngeen demander mais parce que dama bëgg ngeen am su fekkee ne dañoo am. 3000 demandes te fekk 500 lay joxe 500 yi am mais bu ngeen defuloon demande yooyu 500 yooyu da am du ñu am xam naa ni ci biir demande yi di nga ci gis parfois benn kër boo xam ne ñoom def nañu fukki demande mais loolu suñu liggéey la daañu ko liggéey daañu ko segg daañu ko gëstu ngir bañ mu am kër boo xam ne ñett lañ fay am te mu am ñoo xam ne du ñu am loolu. service yi nga xam ne ñoo nekk ci maire bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci état bi te seen xam-xam màcc jëm ci yenn yi dañu am les informations yu ñu war a recouper ñooñu danañu def liggéey ba ca war pour que du ñu jël matul ñu jël benn kër jox leen ñett bàyyi ñeneen ñu amul. te buñ koy defee dañuy naan ci wàllu diine lii ci mosquée la war a jëm lii ci daara la war a jëm ci wàllu njàngale lii ci école la war a jëm lii ci wàllu poste de santé la war a jëm. lii ci wàllu marché la war a jëm et cetera lii ci wàllu dëkkuwaay la war a jëm bu ko defee ñu defee ko ci anam boo xam ne jigéen ñi dañ ciy gis seen bopp góor ñi gis seen bopp. mag ñi gis seen bopp ndaw ñi gis seen bopp catégorie bu nekk gis seen bopp te boobaa ku am dinaa ko affiché